discernement la ku nekk ni nga xamante ne noonu lay discerner lii mu nga xamante ne mooy affaire Ousmane Sonko bi donc mooy lu Gomis wax donc ci cas ci côté boobu ne question viol thèse boobu dañ ko écarter complètement amatut te moom xam nañ ko ci li nga xamante mooy dëggoom ci waxam tout cela comme ci affaire 94 milliards bi la nga waxoon déjà pare woon na pour dem répondre ci question yooyu donc ba li amee rek dañ naan Ousmane Sonko dina pare pour répondre ak lépp lu ñu ko mën a laaj parce que gis nañ nu mu dëggoo ci côté boobu donc bu ñëwee ne du répondre aussi dina indi jixee jaaxaa ci affaire bi donc mooy li ñu wax rek viol moom dañ ko écarté kenn mënul jàpp ne affaire viol mais bu fekkee ne loolu day complot bi d'une part wax nañ ko thèse boobu mais bu fekkee ne day opposé wu ci bañ a dem donc dafay indiwaat yeneen xel ñaar peut-être am na ay raisons wax na ko comme procédure bi c'est déjà biaisé comme ni nga ko waxee li nga xamante ne mooy commission ad hoc bi nu mu taxawee yooyu yëpp moo tax ne du dem répondre ji du répondre mais mu répondre woon moo gën parce que comme ni nga ko waxee moom waxal na ko boppam nee na kenn mënu xalaat na ne moom mën na siif c'est vrai ak ku mënti àndal moom ak ku mënti àndal moom moo tax ma ne loolu boo dégloo rek affaire yi ñu demee da ngay xam ne loolu amu ci mais pour mu gën a édifier gën a leeral askan wi rek ci li nga xamante ne moom la affaire boobu demee alors Alioune Sow Fatou Diouf Faye merci beaucoup Alioune Sow ñu dégg bu baax a baax tamit ñuy wax ne boobaak léegi ku ndóbin rey sa maam foo seen lu ñuul daw lan la Sonko di ragal ci dem wuy ji bokk na ci xëy na ndax ñi ngi dégg ñu ne procès boobu mën na jël 1 à 10 ans yoo xamante ne dañ lay andi ak di la delloo pour naan la dañuy seet preuve wala yu demee noonu liggéeyu justice moo demee noonu est-ce que tamit du loolu la ciy ragal c'est-à-dire qu'en politique waruloo ragal te quelqu'un comme Sonko warul nuroo koo xam ne dafa war a mën a ragal vu trajectoire bi mu jaar yëpp je ne pense pas que bul fàtte ne Macky Sall daan nañu ko mag de oui mais daan nañu ko mag daan na Khalifa Sall oui daan na Karim Wade oui mais oui tubaab dafa ne jamais 200 fois mais ba tey d'accord naa mais nag Fabel Macky Sall du yàlla du yonante te à un moment donné am na yoo xam ne boo koy def bu tolloo ci benn niveau foofu mooy moo doon le foofu mooy frein bi foofu lay oto bi di freiner non je crois que man si j'avais été à sa place si je pouvais lui donner un conseil c'est que mu dem jàkkaarloo ko dégg nga maam comment dire jàkkaarloo ko waa kër yoon ñu jàkkaarloo moom wax ak moom dina am loo xam ne di lu salté dina feeñ salté man vous allez voir ce qui va se passer dina salté trop bu ñu jàkkaarloo woon parce que am na ay wax yoo xam ne dina fa génn et ça pourrait ridiculiser sa dignité personnelle lui en tant que Ousmane Sonko parce que quand même dem na fa nag te foofu mu dem viol mënu faa am ce n'est pas possible et puis ku xam la petite Adji Sarr fu mu jógee son itinéraire ak béréb yooyu li fay xew en général béréb yooyu du béréb pour massage pour defar sa yar oui relaxant et cetera et puis quelques plaisirs de la vie je suis d'accord mais dem pour faju wax dëgg yàlla béréb boobu du pour loolu ok on a compris mais moi j'aurais bien aimé qu'on passe à autre chose ndax parce que ñëpp xam nañu béréb boobu du pour loolu ce n'est pas possible c'est inimaginable nga ne yow da nga bëgg a faju j'insiste encore là-dessus pour naan da ngay dem foofu ok d'accord mais on passe à autre chose bi mooy lan mooy mbir mi il faut mu jeex moom dafa am une carrière politique dafa am lu mu soxla dafa bëgg réew mi dafa bëgg remplacer Macky Sall il doit y aller na dem jàkkaarloog ñoom donc dina xaw metti torop waaye sénégalais yi lii mën nañ ko ci sax supporter après parce que quand même à un moment donné juger nit juste parce que dafa def erreur ay bu ñu doon juger un président ne ko yow mënoo nekk président wala yow diñuloo nekk président dëkk bi parce que di béréb sàngam nga dem wala béréb sàngam nag Sénégal kon kenn du ko jiite ndax ñi ko jiite ñoo pire que Ousmane Sonko alors moi je pense que ni ce n'est pas warul ragal loolu Ousmane Sonko est né en 1974 man de su ma nekkoon place am damay dem kaso même bu fekkee ni xam naa ni gars yi li ñu may fexal damay dem kaso même bu fekkee ni xam naa ni espèce de complot la parce que finalement ce n'est pas véritablement un complot mooy manigance yi ñuy teg ci nit boo xam ne yëgul li xew ñu préparer ko mais Ousmane Sonko a bien dit loolu mooy complot mooy ay manigance ci définition manigance ay mbir teg ko pour préparer fexel benn nit koo xam ne xamul li xew loolu mooy complot lii
li saisie d'opportunité laa ko mën a wooyee maanaam gars yi dañu gis benn occasion. benn opportunité. benn erreur rek exploiter ko et puis point barre c'est tout. mais du complot un complot ce n'est pas comme ça ils ont le droit entre guillemets c'est malsain. c'est indigne mais en politique yooyu dafay faral di am boo wëree sa adversaire ba xamuloo foo koy jaar. nga jéem a def ay mbir comme yaa ngi fàttaliku guy gi nu ko xale bi defoon ba téye ko noonu rek ba damm baaraam yi. yaa ngi dégg pour ñu arrêter kii bi donc foofu la ñu jaar. dañu mujjee arrêter kan moo gagné. waaw c'est vrai. kan moo gagné c'est vrai. match ba tas donc moom forcément lii nii xamoon na ko donc ça ne peut pas être un complot c'est une saisie d'opportunité opportunité boobu la gars yi gis jàpp ko dóor ko mu daanu léegi nag ça ne veut pas dire qu'il est complètement terrassé il doit se relever parce que le peuple est avec lui pour au moins deux raisons parce que le peuple xam na ni lii warul tax ñu mën ko fi téye lii warul tax mu war a bañ a nekk président mais aussi de notre côté le peuple n'est pas content de ces gens qui sont au pouvoir donc il pourrait li may wax ni waxu conseiller la j'aurais pu le dire en secret mais li fii nii la war a mën a profiter saisir occasion bi comme ñële saisir nañ opportunité ba dugal ko ci tooxi dooni boobu moom tam mu saisir occasion bi sacrifier boppam dem wuy ji même bu fekkee y a un risque pour gars yi téye ko ci kaso bi mu dem ñu téye ko ci kaso bi et je vous assure d'une chose je pourrais au moins lui garantir dans ce cas-là ñaari mbir bu fekkee ne li ma wax ni def na ko moom mooy xaw ma ndax moom dina nekk président mais Macky Sall dina perte 2024 mu dem ak mu bañ a dem na. 2024 moom Ousmane Sonko dugg na kaso. mooy Macky Sall ne sera pas président de la République. xaw ma ndax dina nekk candidat wala du nekk candidat mais n'importe comment dans toutes les situations Macky Sall ne sera pas président Ousmane Sonko dem nga kaso mooy Macky Sall du nekk président. xaw ma nag ndax yow yaa koy remplacer. wala keneen mooy saisir opportunité bi pour remplacer Macky Sall. et te li ma leen di wax ni dañ koy jàpp bu leen ko gëm. mais jàpp leen ko parce que l'histoire est un témoignage. yow Ousmane Sonko gars yi saax-saaxe nañ la yóbbu la kaso mooy Macky Sall perte na président après 2024 bu ko yàlla rayul ci diggante bi mu gérer mandat ba 2024 il ne sera plus jamais président de la République après 2024 mu nekk candidat ak mu bay nekk candidat problème bi kay mooy li ma xamul mooy est-ce que moment boobu yow yaa koy remplacer. wala keneen mooy saisir opportunité bi. te bu doon keneen. feneen lay jóge ci opposition bi lay jóge dafa am kuy kii yalwaan bi ni ñu koy waxatee. këpp yalwaan. non yalwaan bi këpp dafa am ku koy kii. kon yow kon bu boobaa gisoo ko ci ay ñoom soow wala ci. non soow moom dee na. xalaatoo mu jóge soow dee na. pourtant nag yéen a ngi sous-estimé lu. xam nga soow lu tax mu dee. parce que Macky Sall yow yaa may seetaan. yow xam nga ni soow mooy kan. mooy sekk. waaw mais war nañu ci moom war nañu ci leeral ban la comme Fatou Diouf Thiès la dëkk ñu xam ndax moom mooy. wala soow non nee na comme mburu ak soow mburu xam nga en général comme président bi la moom moo war a doon mburu parce que moom lay jiital on dit vous et moi. yaa ngi dégg on dit pas moi et vous. donc peut-être comme mburu la njëkk wax on peut supposer que mburu moom mooy président bi. et que moom mooy soow moom moo ñëw et puis soow mooy jaxasoo si mburu bi am na mu def. jël na lu gën a neex sama affaire baax mais da lay réyloo quoi poñse. ak a neex mais da lay réyloo. non ak a neex. mais nag moom dañ ko poñsel c'est normal parce que apparemment il était très fatigué et il avait besoin de manger du vrai poñse. alors Aliou Sow pour ñu revenir affaire Sonko Aliou Sow kon yow su ma la déggee woo ci woote résistance bi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi koy woote. non jaru ko parce que une résistance elle se fait de manière expresse de manière tacite. résistance du lu ñuy organiser di buy ñëw. dafay bett même ñi koy organiser sax daf leen di bett. on me donne souvent le cas de Burkina Faso ak Blaise Compaoré ni gars yi résister ba mu dem ou le cas de la Tunisie avec le petit vendeur de fruits là qui avait été vite fait ñu rey ko noonu et puis gars yi peuple bi génn d'un seul coup loolu buy génn yàlla moo koy programmer parce que ci programme boo xam ne la moom mooy daaneel nit ki parce que ay moyens la pour nit ki jóge ci nguur gi du loo xam ne da nga seet leen rek mais le 23 juin mais c'était pas programmé kenn du ko programmé yooyu ko boo seetlu leen rek bés boo leen ko programmé du jàll moom ça échoue buy ñëw même ñi nekk ci nguur gi daf leen di bett même yéen aussi daf leen di bett parce que aro lay doon contre le pouvoir et ça serait un réflexe pour tout le monde nit ñi bu ñuy dem di dajaloo ci béréb eh ben kenn du ko yëgal moromam daf leen di bett. c'est vrai alors pour ñu tëj partie boobu rek Aliou Sow ñu gis ci mbir yi tamit xam naa ni dinañ ci wax tuuti menaces
nga xam ne tey ku wax ci parti Sonko tey ñu menacé la feneen ku wax ci opposition bi pouvoir bi menacé la dem nañ ba nit ñi da ngay nekk plateau sax tu sens que les gens ne sont pas à l'aise pour wax ci li nga xamante ne moom mooy mbir mi lan mooy démocratie lan mooy liggéeyu journaliste nañu bàyyi nit ñi tamit ñu wax li ñu war a wax mais tey boo waxee am na ci ñoo xamante ne sax ñi ngi leen di fekk ba seen kër di leen di xaañ ku mel ni ndaw si nekk moomoon Sweet Beauté fekk nañ ko ba këram agressé jëkkëram et journalistes yu bëri ñu gis ni dañuy wàcc plateau rek jot ay menaces lan ngay wax ci côté boobu. mais oui man aussi dañu may saaga. dañu may saaga parce que mais bon en général da ngay gis sax ni ki lay saaga tey ñi nii ëllëg mooy naan la bravo aujourd'hui tey xàmme naa Aliou Sow quoi. en réalité waaw tey de la xàmme naa Aliou Sow soo mën a la mais Aliou Sow yow comprendre ma la et cetera da nga lunatique da nga ceci da nga cela mais en réalité c'est parce que loolu daf ko arrangé moment bi may wax daf ko arrangé. moom moo tax mu kontaan ci man. mais le lendemain peut-être que dinaa wax loo xam ne arrangé wu ko du kontaan ci man. ba pare bon après ils disent ay dañ koy compal quoi. man boo may compal ma 1 milliard dégg nga parce que bu ma compal ay 10 millions. dëgg parce que vraiment yooyu dugguma ci non c'est juste pour au moins ça au moins non c'est ridicule c'est parce que bon il faut qu'ils arrêtent aussi Sénégal xoolal nii lañ doon def Macky Sall dañu naan Ablaye Wade na dem rek na dem n'importe comment Ablaye Wade na dem na fi jóge comme multi ñëw baax na comme multi ñëw dama doon wax ay nit ay kilifa ñoo xam dañu naan ay jigéen quoi yoo xam ne jàng nañ am nañ niveau xam nga dañu naan non na dem rek na dem ñun suñu yoon nekku ci ku ñëw rek baax na finalement Macky est venu léegi ils disent la même chose il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on ait une réflexion d'ensemble sur ce qu'on veut de ce pays. Imaginez bien ñëpp ñi voté loon Idrissa Seck deuxième tour. Idrissa Seck mi nga xam ne il était farouchement contre le président Macky Sall. waaw ñooñu ko voté loon ñëpp tey jii nii. parce que ñooñu bëgguñu woon Macky Sall moo tax voté ñu Macky Sall directement. ñooñu tey jii nii ana seen nekkin wala seen gis-gis par rapport au comportement de Idrissa Seck. parce que finalement lan la ñuy wax tey jii nii dañu naan mais y a quelque chose qui ne va pas donc je crois que ce qu'il faut faire mooy qu'on reste serein dans ce pays là. et que le pays doit être changé. man dama gëm ni il nous faut un nouveau système. une nouvelle manière de faire de nouvelles attitudes. de nouveaux comportements dans ce pays man gëm naa loolu te pour loolu du ñii fi nekk ñoo koy lijjanti il faut un changement mais il faut le faire intelligemment. parce que bu ñu ko defee. à la va-vite wala dans la brouille. bu boobaa ñii di jël soit aussi ci brouille la ñuy ñëwee xëy na dañ koy teer moment boobu rek parce que séddoo bi mooy tax mais bu ñu demee tuuti ba ci kanam rek comme li dal ñii. eh ben di ngeen gis ni problème day amaat parce que ñii dañu dem ñii dugg ñii contrôle ñëw dugg si et cetera ñi nekkoon ci biir au départ dem et cetera comme li dal Macky Sall rek. parce que y a beaucoup de gens yoo xam ne ils étaient avec Macky Sall et pourtant après gis ngeen fu ñu mujjee. dañu mujjee bàyyi dem wala Macky Sall dàq leen wala yu demee noonu am na ñoo xam ne dañu contrôle Macky Sall. et pourtant. eh ben ñooñu tey nii ñooñu tey ñoom ñooy bénéficier des privilèges du pouvoir. alors léegi qu'est-ce qu'il faut faire. moo tax ki nga xam ne mooy voter il faut qu'il soit absolument serein muy am seetlu. am gis-gis am di bàyyi xel. ci ñi nga xam ne ñoom lay voter parce que ñi nga xam ne ñoom la bëgg ñu diriger ko parce que finalement brouhaha bi wala kii bi rek. wala passion bi warul tax ñuy pousse seen bopp ne non diw la wala diw la wala diw la. ki war a jiite réew mi il faut qu'il y ait un programme solide il faut que ñu xam démbam il faut que mu doon nit ku taxaw. il faut mu doon koo xam ne wax dëgg yàlla jaar-jaaram. mais yaa ngi imaginer bi ñuy choisir Macky Sall mais lan la ñuy xalaatoon bi ñuy choisir Macky Sall. mais ñëpp dañu amoon yaakaar. ci moom ngandam yaakaar. parce que dañ ne loolu moom mooy président bi ne. non rupture non xam nga lan la boobu fekkoon na non xam nga lan la woon parce que dañ ne woon maanaam rupture totale. waaw que Macky Sall dina ko indi. waaw te ñëpp dañu yaakaaroon ne parce que moom mu ngi woon ci nguur googu. ba gis après génn ci. ñëw di ñaawlu. doxale nu nguur googu. ba tax na leen nag moom mu ngi ñëw. léegi ñu ne bi ñu gisee loolu. dégg nga ñu ne nag donc kii benn il est jeune. waaw et deuxièmement moom mii xam na ne que fee mu nekkoon foofu li ñu doon doxalee baaxul. moom mu ngi wax changement bu ñëwee lépp dina changer. loolu moo tax. bon rapidement damay ñëw ci question bi nga mooy maanaam les menaces. damay wax encore une fois. nañu waxante dëgg. les Sénégalais xamuñu luy dëgg. xamuñu kuy wax dëgg. xamuñu lu ñu xam. kuy wax lu leen arrangé. ok bravo Cheikh Dieng. jeex na c'est bien vu. Sénégalais yi ñoo mel noonu. ñoom xam nañu ñoom ku leen arrangé. Aliou Sow mu ngi toog di wax. ki muy wax ñi muy arrangé dañuy naan non waajaa nga woon waajaa ngi nii. waaye tey jii. keneen boo xam ne arrangé wu ko. da koy wax lu nekk lu ñaaw.
loolu laa lay wax sénégalais yi mu ñoo xamul kuy wax dëgg ak dëgg dëgg waaw nit ki nag gis nga ay menaces waaye nag benn affaire dafa am gis nga boo am na yenn métiers yoo xam ne boo demee ba choisir ko bul tiit bul ragal parce que métier bi loolu la il faut que boo xamee loolu boo xamee ne loolu tax gis nga souvent da ngay gis ne man yàlla bi ma tiit bu ma gisee kenn ñëw ne oui bravo man maa ngi naan si biir kenn kooku 10 ñu ngi may naan xamul dara man noonu laa koy jàppee bravo waaw odo man noonu laa koy jàppee de mais des fois du la tere aussi Cheikh Diane non du ma tere parce que aussi xam nga des fois ñun aussi man personnellement man des fois damay dox di gestu man il faut ma gestu damay dox bu ma taxawee ci feu rouge damay yëkkati sama vitre parce que nit mun na la bett aussi parce que on a moom laa lay wax de sa propre personne xam nga loolu rek déjà risque boo xam ne ñu ngi koy jël mais yàlla baax na quoi parce que man de wax dëgg yàlla Fabel man lu ma wax nii man dama soxla di nelaw di tranquille man lu ma wax rek dama kaa xalaat affaire bi dañoo dem ba def ko match mu ngi mel ni Barça ak Paris Saint-Germain léegi ay supporters lañ léegi bu fekkee da ngaa laal fii ñuy tëb donc je pense que esprit fair play ko donc dafa war a am. am na solo Fatou Diouf te da ngay gis mbir ni këtti ne jonn journaliste bi relaté les faits alors ni mu ko waxee tey journaliste moom mën na am beneen idée ci ni mu ko waxee woon ëllëg parce que tey information yi ngay am ëllëg mën nga ci am yeneen information yoo xamante ne xamoo ko woon tey alors ñu gis ci réseaux sociaux yi dañ naan la dañ la yóbbu VAR parce que lii nga waxoon tey démb lii nga waxoon yooyu yëpp mu mel ni dina indi ay jiixi jaaxaa surtout jigéen ñi Fatou Diouf mi ngi may wax léegi naan ma bi ñuy waajal yaayam dafay sax inquiété wu buy dem da koy soñu naan ko bu wax ci problème boobu c'est très normal c'est très normal Charles René Fall bien que da nga xam nag nan nga war a nga taxawee bien ñu faralaate quand même on est là xam nga dañuy relayer information bi des fois ñu foog ne da nga partisan da nga jël kii da nga far fekk ne yow sa liggéey ngay def mooy li ma wax rek du question ne da nga faral mais comme cas Sonko bi man je me dis que ne Sonko am nañu ko gën a pire parce que Ousmane Sonko c'est un homme public fu mu dugg salon de massage am na ñuy dugg fu gën a pire ñu ko gën a pire daf nekk mais c'est l'homme Ousmane Sonko parce que moom moo nekk koo xam ne personnalité politique la koo xamante ne gis nañ ko ci mu nekk ci position ci wàllu élection yi donc c'est pas n'importe qui mais ñi ko fi gën a graaw fi nekk seen bés feeñu deful dara ñu ngi toog di def seen comme nu leen neexee te moom nag moom moo fës moo tax voilà moo tax ñu koy wax moom ñi ngi ne wala ñi ngi ne pat ak moom ok c'est vrai ñi ngi ne mukk ak moom te coow jubul alors Charles maa ngi lay wax ni suñu ko temps bi mayee bëggoon nañu xam sa xalaat aussi Alioune Sow ñu gis Ousmane Sonko ba tey démb ci waxtaanam mu mel ni lu rendre hommage li nga xamante ne moom mooy suñu gendarme corps gendarme bi mais mel ni lu artu li nga xamante ne moom mooy corps police bi naka nga mën a def ban jàngat nga mën a am ci loolu. Je suis sûr c'est une belle question mais c'est très compliqué pour répondre à cette question parce que yooyu moom moo ko xam ku ne gendarmerie nee nga corps de sécurité la pour ñun pour ñu protéger donc yow da nga jóg aussi parce que da nga fier ci ñoom mais boo dellu see parallèlement nga contre police bi nga xam ne c'est une même corps bi la pratiquement destination yi rek ñoo bokkul wala seen liggéey rek moo am quelques différences dans leur spécificité donc nga ñii nga tàgg leen ñii nga ñaawal leen nga comment dire xababal wala nga ŋàññi leen et ben ça veut dire que peut-être que c'est un problème personnel dafa am loo xam ne daf ko dund ak police yi wala lu mu xam ci police yi policiers yi nga xam ne ñoo xam ne peut-être dañ def yoo xam ne peut-être àndul ak moom gis-gisam et que la gendarmerie c'est tout à fait le contraire parce que tout simplement daf leen gërëm non je crois que ça peut être personnel ci jugement boobu le fait que mu féliciter et la gendarmerie et puis di ŋàññ policiers yi parce que finalement ñoom ñëpp seen liggéey la ñuy def en général boo amee ay gendarme yoo xam ne baaxuñu wala dañuy jalgati wala yu demee noonu forcément am na ci police bi am na ci armée bi am na ci yeneen corps de métier yi donc ça ne veut absolument rien dire c'est peut-être à mon sens purement personnel parce que loolu moom rek moom moo xam lan moo tax mu def ko parce que ñaar ñëpp wax dëgg yàlla ay corps de sécurité la ñu et ben yuy def seen liggéey donte fu nekk mën na am ay nit ñu baax ak ay nit ñu bon et même dans d'autres corps donc je ne sais pas je crois que bon ñi toogoon ci moom bu fekkoon mën nañ ko poser question ñoom ñoo ko waroon laaj mais comment ça se fait que monsieur vous dénigrez la police et puis vous félicitez la gendarmerie alors que ce sont tous les deux des corps de métier quand même avec benn niveau et de maturité et de professionnalisme sauf que effectivement il y a toujours des petites blattes
comment on dit xam ni ñu koy wax ay mbóot quoi ci biir kii yu nekk fu nekk yu génne fu nekk quoi. alors on passe à autre chose comme ni nga ko waxee. beneen bi mooy Macky Sall wax na ci mbiru vaccin yi bu ñu bañee vacciné wu rek mu gàddu daal di jox ñi nga xamante ne nangu nañ ko. j'ai beaucoup aimé l'intervention de maa ngi ko doon dégg ci rajo bi ci fajar si de direct info le quotidien de direct info direct news maa ngi koy dégg ci suba ñu naan non monsieur le président vous ne pouvez pas donner nos vaccins j'ai beaucoup aimé parce que du Macky Sall moom mooy joxe vaccin yi du Macky Sall parce que il faut mu xam ne bon bah j'ai beaucoup aimé parce que nee nañ ko Macky Sall mu ne naam ñu ne ko yow moomuloo vaccin yi donc amuloo noo koy joxe parce que da booy joxe booy mayee da ngay mayee loo moom c'est vrai que dañu la dénk mais dénkaane bi aussi dafa am limite waxuñu même sa oto maa ngi dégg nit ki aussi yamul foofu sax nee na ko même sa oto moomuloo ko même sa palais dañ la ko dénk même ceci même ceci même cela et je crois que ñoom Demba Ramata ak Pape Diogoy Faye sur ce coup là je crois que ils ont bien flanché parce que ils ont eu le bon réflexe pour tontu Macky Sall tontu bi nga xam ne man wax dëgg yàlla moom laa doon xalaat parce que Macky Sall vaccin yi yow amuloo droit joxe ko parce que moomuloo ko donc bu fekkee ne day pourrir ci réew mi eh ben amuloo droit joxe ko le fait que sax da nga dégg sénégalais naan du ñu vacciné wu rek nga ne yow da nga koy jël joxe ko loolu je crois que waroo ci woon sax tontu parce que doon tontu mais tontu va-t-en guerre la quoi loolu du tontu kilifa monsieur le président loolu waroo ci woon sax wax parce que da nga waroon nekk au-dessus de ça parce que ce ne sont pas tous les sénégalais qui ne veulent pas se vacciner c'est une partie des sénégalais yoo xam ne dañu am ay doutes les sénégalais wóor na leen ndax yàgg na yeneen vaccin yàgg na fi am gars yi dem ñu ne demal yóbbu sa doom ci centre de santé bi ñu ñàkk ko donc ñàkk bi il faut nga ci wàllum communication ngeen góorgóorlu ci fexe noo leen def seen kamtalaay kattan ba sénégalais yi rassuré leen ba nga xam ne ñoom dinañ ñeme vaccin bi parce que du ñu dara lu ay doomu sénégalais mais nga leen di tontu noonu yow président de la République je crois que au-delà de ces justement carences que vous avez dans votre cellule de communication il y a un autre problème aussi qui est lié à votre personne à votre propre personne dans votre communication parce que gis nañu quand même yaa ngi mel ni kuy ngaññi Sénégal naan dama koy jël boo leen ko bëggul ma jël ko yóbbu ko feneen loolu du woon sa tontu mais erreur la rek fii ngeen di xamee nag même un président de la République donte am nga cëru yàlla nit kese nga te des fois gis nga erreur yi ñuy def yaa ngi dégg parce que moom bi muy wax noonu du posture présidentiable bi la parce que posture bi am na limite parce que da ngay gis ni nit kese la foofu Macky Sall di waxee Macky Sall en tant que nit personne nit rek lambda Sénégal lambda moo doon tontu foofu c'est pas le président qui répondait foofu réer na quoi perte na def na confusion entre l'institution qu'il représente et sa propre personne lui en tant que kii communication lañu war a xool lañu war a parfaire pour nit ñi nan lañu war a def ba gëm lii di vaccin bi voilà xam nga je le disais à dañu war a dem sport waaw non xaar fi nañu invité kenn ma koy wax gis nga lii maa ngi ko doon avertir. dëgg la bu ñuy invité nit kooku di gérer xaw ma affaire alors ñu ngi informé juste coach ne am na ay manifestations yu commencé am diggante Patte d'Oie Parcelles ak fi nga xamante ne moom mooy Tëngéej ñuy ñaan rek yàlla na ci yàlla def jàmm. donc léegi xam nga mooy que il faut savoir communiquer ci affaire vaccin yi. am na noo xam ne boo ko waxee dégg nga. amaana ñiy vacciné wu moo baaxul ba tax na leen Macky Sall dem na ba dugg ci jeu boobu parce que bu demee ba wax nii comme ni nga ko waxee ça ne se dit pas loolu kenn du ko ça ne se dit pas dégg nga parce que non problème xam nga la vaccin yi depuis bi mu commencé bi ñuy waxee vaccin yi daf ci am beneen communication boo xam ne beneen communication négative boo xam ne day wax ne bu ko kenn kii gis nga réseaux sociaux ni muy kii yooyu nag yow yaa koy contrer yaa xam noo koy contrer. c'est que boo amee ay cuune aussi autour de vous. voilà alors coach da nga doon wax lu am solo depuis ci début bi da nga doon wax naan dañu échoué avant pendant et après. mu mel ni sa wax ji moom mooy ñëwaat. nañ leen dem rek. jërëjëf dafa mel ni ci communication lañ leen di gën a xaar. ci sensibilisation lañ leen di gën a xaar. Alioune Sow ñu jaajëfal la bu baax a baax waxtu wi ñu waree dem suñu rubrique sport. Eh ben j'espère que j'ai bien remplacé Moustapha et que j'ai bien travaillé. le grand Moustapha Diop. ñu ngi lay seetaan. merci beaucoup ñu ngi lay nuyu bu baax a baax foofu nga nekk Moustapha Diop di remercier bu baax a baax Alioune Sow ça fait toujours plaisir de partager ce plateau avec vous alors ñu jaajëfal la daal di daw ba régie jëli suñu rubrique sport. dañ ci rubrique bi ñuy yaatal la suñu rubrique sport coach ñu bàyyi la rek nga yaatal ko ayca. xam nga sànq dama leen doon waxee ku bëgg a dee wéq ko
fii bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo doon wax ne que maanaam li nga xam ne moom mooy pandémie bi fu mu nekk nii ñëpp ñu leen di jàppale mais sauf sport fii laa ko wax ñëpp jot nañu ab ndimbal même bu nekkee ab en tout cas daal jot nañu ndimbal mais sauf sport ñu bare nag d'accord ñu si woon ak man waaye tey jii bu fekkee ne kenn moom moo dem ba wax nga xam ne kooku nag maanaam dëggal na samay wax Saër Seck mooy premier vice-président de la fédération sénégalaise de football maanaam moo topp ci Augustin ci footballu Sénégal ba pare nekk président de la ligue de football professionnel ay milliers de familles ñoo nekk ci sport bi mais sonn nañu ci moment yii moo ko wax waaw moo ko wax ko nii dégg nga kon nag lii sama ay kàddu moom xam na te boo ci waxtaanee ak ñi nekk dans le milieu du sport wala ci football bi xam nañ ne dëgg-dëgg y a problème bi mooy lan mooy que ci Covid bi parce que ñoom nee nañu c'est pas normal que artistes yi yuuxu nañu ñu jox leen transporteurs yi yuuxu nañu ñu jox leen waa tourisme yuuxu nañu ñu jox leen et sport tey jii nag toog nii xanaa yuuxuwuñu waaw doo dégg li ma la ku bëgg a dee wequ ko ñu ngi doog a culture de jox nañ leen dolliwaat leen encore waaw merci culture moom dañoo kii ba pare ñu dolli leen kon nag léegi nag sport bi nga xam ne tey jii mooy stabiliser moom mooy stabiliser dëkk bi xam nga bu match amee fii match équipe nationale muy basket di football ñëpp dootoo xamante opposant dootoo xamante kenn ñëpp waaw dëkk bi ne selew waaw moment bu am solo la waaw mais kooku sport tey jii bi may wax fii toog fii ne que maanaam football professionnel rek ñi ciy dund dañu def ne joueurs yi rek ñoo ciy dund non maire bi di jaay caaf di indi ca stade ba mu ngi ut lu muy am pour dem yóbbu doomam njabootam c'est vrai kon nag ñoom ñëpp tey jii nangu nañ de que ñu ngi dem parce que sonn nañu nañ de jaaykatu crème yi non dañoo sonn non on non de ñi nekkee ci yëngatu ci sport damay wax de manière générale du ma wax football rek mais sonn nañu parce que da ngay imaginer benn père de famille ñëw ñu ne ko préposé à la porte moom mooy ñii di garder porte yi noonu kooku bu ñibbee au minimum mu ngi yóbbu benn junni këram mais Saër Seck aussi coach est-ce que yéexul wax parce que njiit tamit bu fekkee da ngaa jiite xëy na yow yàlla may na la boo gesoo mën a faj soxla waaye ay ñi la wër mooy ñi ngi fi lim léegi jaaykatu gerte caaf yi jaaykatu crème yi jaaykatu nang ci doon garder porte bi kooku ñooñu ñëpp dañu am njiit bi mooy yow yaa nekk ci bopp bi il faut ngay fàttaliku ñooñu mais su toogee depuis boobu ba léegi parce que nag bi ñuy wax Covid ak léegi def na 1 an wala mu nekk presque buñ njaboot yooyu yëpp toog ak difficulté boobaak léegi est-ce que yéexul yuuxu dama ci ànd ak yow dafa yéex a yuuxu man bi ma leen di wax ne yuuxu leen yuuxuwuñu man Cheikh Diane man kese man maa ñëw toog man ay président de man président de club yi ak président fédération yi ñu ci baare damay waxtaan ak ñoom ñii wax naa leen ne ma ne leen bi Covid bi commencé laa ne yéen déjà yéen état le gouvernement de Macky Sall déjà rek le budget ne peut pas régler c'est vrai budget mun na kii mais ma ne budget bu ñu alloué sport réglé wu maanaam benn 10e problème kii sport au Sénégal 10e laa benn 10e réglé wu ko ça ne règle pas le problème bu ndaw problème boo ko xayma dégg nga 5% du sport sénégalais réglé wu ko ba tax na ñooñu bi ñu waroon yuuxu du tey man dem naa sax ba wax leen nee naa leen arrêté leen
ñu arrêté lan. arrêtez de faire le sport dites à l'autorité moo leen jox délégation de pouvoir ne leen ko yow jox nga ñu délégation de pouvoir mais li texte yi wax mooy que mooy yow mi da nga ma war a jox lu mat arrêté leen football professionnel ñoom laa ko wax waaye nag de xam nga lii am ba am mooy ñoom tamit c'est bien fait pour vous waaw xam nga lu tax merci c'est bien fait pour vous ñoo fi def dans l'histoire mondiale loo xam ne amul ci monde bi donc wax ma Sénégal rek de amusul am dans le monde te loolu FIFA dafa waroon sanctionner Sénégal mooy ak CAF xam nga mooy lan comment se fait-il que élection ci dëkk le sport boo duggee ci texte CIO texte yi bi régir le sport mondial dañ ne le sport est neutre et apolitique mu ngi ci biir waa léegi ñoom lu ñu def xam lan lañ def ci élection yii fal bii passé Macky Sall ci campagne bi ñoom ñëpp ñu dem campagne Macky Sall sol ay mayo ku nekk dem ñoo ko def léegi nag ki ngeen ko defal allo leen nag léegi na mu ngi nii leen ñu ñoom ki ñu ko defal léegi anu dañoo jël seen wàll ci nar bi rek ana wàll bi déet dañoo jël non déet non attends non attends dama ne yow mii yow bi ngay dem man bi ñuy dem jour man maa leen wax ne ma woo ci après ma ne bu leen dem ñu ne ma non bu ñu demee dina régler le problème football Sénégal xaw ma football local. waaw xaar ma ne leen da ngeen di sonal sama xanaa yéen ñi individuel seen problème. yow diw xanaa yow yaa bëgg a régler sa problème yow mi tam yaa bëgg a régler Macky Sall régler waaye du c'est pas de manière générale. le football sénégalais. gisagu leen dara nag bi jeexi ñoom gisaguñu dara non xam nga lu tax parce que nit doo def loo xam ne kenn def ko dem di jàppale sport du jàppale kenn sport est là pour tout le monde neutre mais Sénégal dem di jàppale waa léegi yéen ki ngeen jàppale la acca leen tey jii nee na le problème il faut que les ñoom ñu financer leen financement boobu pourtant bi ñuy dem foofu di koy campagnal dañoo toog ak Macky ne ko ñun de dëgg suñu problème kii la Macky ne waaw ok d'accord ba ma falu. naa falu rek. waaw naa falu na. la question football professionnel mu ngi nii ana lan moo régler le problème aujourd'hui encore une fois président de club yi ñoom ñooy dundal la ligue de football professionnel. Ce qui n'est pas normal. Mais Alisson amul fenn. Je le dis encore une fois amul fenn ça n'existe pas au fenn. À la limite. yabaate la. parce que nit ki xam lenn moo am ci président bi moom ci kopparam ci budget bi au moins mu ne man dama ciy dugal lii waaye le budget. comment se fait-il que un budget 100 millions benn nit moo koy génne ci poche am. et ce n'est pas déductible d'impôt bu ñu dañ ko dindil ci ay impôts sax. voilà. yaa ngi dégg. xam nga gis nga léegi qu'est-ce qu'il fait Macky xam na ne que kii léegi temps yi lay passé waxuma mercredi bi mais mercredi bi conseil des ministres il dit que moom moo wax Macky de moo wax loo xam ne man dama ko wax fii même pas une semaine moomu génn. mu ne. ministre des sports Matar Ba yow léegi nag demal xoolal ma léegi changé ma texte sport bi moo ko wax te fii laa ko wax ne ko xam na ne que les textes du sport nii du ñu jëmale fenn te et puis ci biir kii boobu mais Macky Sall sincèrement dañuy waxante dëgg rek mais Macky Sall dafa mel ni quand il dit bu dee ba wax ministre des sports bi damal changer le texte mu ngi fàtte ne que en 2013 moom mii avec son ministre des sports d'alors mooy Mbagnick Ndiaye créé woon na fi benn commission pour saytu texte sport yi ba ñu génnee le code du sport le document sort pare gars yi jébbal ko les acteurs du sport ñoo toog xalaat ko jébbal ko mu jël ko yóbbu ko conseil des ministres gars yi toog ni conseil des ministres toog waxti teg ko de côté il a fallu que en 2015 avec Mimi Touré
fin 2015 ñu génnee dossier bi teg ko ci table conseil des ministres débattre ka après ñu jëlaat ko tegaat ko ci suuf waaw code boobu a tout réglé waaw dafa jar Macky Sall di naan ministre bi yow kaay yow waa changé fàtte na ko de loolu pare woon na waaw mais loolu moo jaaduwul loo xam ne c'est pensé par les experts du sport. c'est que lu tax fàtte woon na ko. mais parce que du foofu kese en général. En Afrique mais surtout au Sénégal bi ma gën a xam. le système la manière de travailler n'est pas méthodique. dañuy xool ñun façon gi sax ni ñuy liggéey nii. boo jógee fii boo commencé dara nii. da nga ko war a yeggali ba mu jeex. yaa ngi dégg mais mënoo commencé dara après nga arrêté ko dem duggaat ci leneen donc on est tous désemparés par rapport à la manière dont on travaille dans nos pays. te loolu moo gis nga di taxoon ñu créé woon bureau organisation et méthode au niveau du palais Senghor créé woon ko c'était pour loolu mais finalement ñaata 40-50 ans après amul benn njëriñ bu ñu duggee ci dara ci benn liggéey. muy sport wala muy leneen il faut que ngeen concentré wu ci ba mu jeex. ngeen def ko quoi mu am suivi. problème suivi merci beaucoup dañu am celui qui est le président de la République. moom mu ñëw yóbbu mbir mi yébbal ko ba conseil des ministres en 2013. conseil des ministres lu fa jaar quand même dafa war a am un suivi permanent. man président de la République man mun na toogaat ñetti at. naan sama ministre yow xoolal ma affaire changé ma kii loi bi ci wàllum sport alors que man bu ma lay laaj loolu. ça veut dire que man fàtte naa ni man y a 3-4 ans en arrière. am na loo xam ne man defoon naa ko conseil des ministres. mais ndegam un président moo mel noonu waxatum la un Sénégalais lambda. c'est suñu jikko la. on n'est pas dans le suivi. dañuy fay nii. bu ñu paree jàll nañ ci leneen on vit au jour le jour. alors qu'on doit travailler sur le temps pour les populations à venir. mais on n'est pas en fait du dara mais bon neexul quoi mais tubaab ñoo ñu mën quoi. du tubaab weex parce que le noir américain wala le noir français qui ne connaît pas l'Afrique. il n'est pas comme ça. même Sénégalais yi nekk nii sax seen comportement ñi Sénégalais di ñëw vacances ngay gis ni bu ñu nekk ay Europe seen façon yi liggéey comportement bi ñu am bu ñuy liggéey comme tubaab yi la ñuy def parce que amuñu choix foofu waaye fii c'est différent parce que on vous donne la latitude le temps de faire ce que vous voulez d'être à l'aise alors que fële question de pragmatisme la li nga war a def da nga ko war a def ba mu mat dans la vie boo nekkoon si demain man 8 heures laa yeewu lii laa war a def lii ak lii ak lii mais bu ko kenn perturbé mais nit warul ñëw fekk la si sa biir liggéey taxaw di waxtaan ak yow alors que yow 8 heures ba midi da nga war a jeexal liggéey war a ko wax mu toog sa liggéeykaay dafa war a dem mais yooyu yëpp ci ay jikko la ci ay attitude la ay comportement te yooyu laa lay wax ni il faut qu'on le change te loolu ki jiitu xoolal li nga wax ki jiitu bu mel leen nii nan nga bëgg mu changer affaire yow nga lijjanti mbir mi au conseil des ministres mu leer nañ affaire bi war a am un suivi permanent ngeen am ay deadline yoo xam ne bis sangam fii la mbir mi war a toll bis sangam fii la war a toll ñuy xool man président de la République may xool ni mbir maa ngi avancé waaw loolu man su ma ko mënul ba 3 ans après ma naan sama ministre encore dellu soit naan ko yow ministre xoolal ma affaire sport bi loi ci sport bi alors que ñun am na lu ñu commencé woon dépp dossier bi mi ngi fi woon rapport bi pare woon na def ko ba mu pare xam nga lu gën a graaw sax mooy da ko fàtte pare na ci. waaw mais est-ce que président bu fàttee tamit dafa teg ministre des sports muy Matar Ba. est-ce que du Matar Ba moom moo war a lijjanti lépp lu nga xamante ne dafa jëm ci wàllu. xam nga foofu lan la ko woon wax. man boog bu ma nekkoon Matar Ba. dama ko ne mais monsieur le ministre. y a eu un document loolu liggéeyu Matar sur Ba le code du sport. léegi nag bu ngi nii bon am na fi. c'est bon parce que man ñi ko defar yëpp. ñi ci nekkoon ba liggéey ko. laa laaj. gis nga bii conseil bi kii bi génnee. dama woo naa ci lu mat 6 personnes. parce que am na ci sax ay journalistes yu ci bokkoon. moo woo ci 6 personnes ma ne waaye yéen. code du sport bi ngeen defaroon en 2013. xanaa boobu lan la xanaa baaxul ñu ne ma am xoolal dafa yemoo ak contexte bi actuel. dañ koo defar ba nga xam ne ak contexte actuel. li ma wax du dañ de. non man li nga wax dëgg la de. mais c'est que le code du sport là a tout prévu. prévoir na même pour le football le sport professionnel. mënuñu en fait dañu mënul. il a prévu xoolal loolu gis nga loolu buñ ko appliqué woon ñi ma laaj. expert sport yi ma laaj ñu ne ma buñ ko appliqué woon. c'est fini à partir de là maintenant on va reconnaître les métiers du sport. est-ce que duñ ko appliqué. waaw te bu boobaa yow li ngay souvent di wax fii. pour gars yi di fay impôt bu boobaa. le joueur qui perçoit son salaire day fay impôt. l'entraîneur qui perçoit son salaire day fay impôt. le club bu amee bénéfice ci année bi day fay impôt. mais loolu rek source de kii la. de revenu la pour l'État. et ressource loo xam ne pour gën a dundal suñu kii notre sport sera performant. mais le football professionnel a ngi nii. tey jii regarde un peu
quand tu fais l'ensemble des 28 clubs. tu prends ñoom ñëpp le budget ça au minimum ñooñu rek lu mu dee def na milliard. def na 2 milliards. lépp ñoom ñëpp boo jëlee ñoom seen budget nga def na 2 milliards. mais 2 milliards yooyu y a pas l'État y a pas un franc de l'État y a pas un franc de maanaam partenariat public privé amu ci. te alors que loolu mooy dundal le sport mondial. d'accord ma ne xam nga lan la. dañoo liggéeyul. kan moo liggéeyul mais bëgg naa aussi nga bàyyi président de la république parce que liggéeyu Matar Ba rek nga ma fi wax fii xëy na président de la république. décision finale xëy na laa mën nga ma wax. waxu président de la république. mais nag décision finale moom loolu rek loo xëy na décision finale la. waaw bien sûr. waaw jox nañ ko document. waaw yàgg 2015 conseil des ministres. 2015 maa ko wax acca 2015 conseil des ministres. ñu ne ko dossier baa ngi nii ñoom ñëpp ñu toog ministre yëpp di ciy débattre. ñu jël dossier bi laaxaar après dencaat ko. 2015 mais qui est responsable. voilà. léegi nag ba waaw loolu. voilà am na ci part de responsabilité léegi xaar gaaw ma topp yóbbante bi. Charles Fatou Diouf nee na yow am nga ci part de responsabilité. mais je suis d'accord ak Fatou Faye. xam nga lu tax. nous les journalistes sportifs dañ ci am part de responsabilité. mais yow aussi parce que yow yàgg nga ko. journal parce que xam nga Aliou dañuy waaf les vraies questions. mais lu tax ñuy waaf questions yi. waaw ñoom ñoo xam nag ñoom ñoo xam. lu tax la nag du ñu gudd. est-ce que ragalu ñëw si président bi parce que il paraît que président bi il faut que dañuy dem régie parce que waaw bu ñu ragal léegi nag non may ma kii laay tontu. Charles may ma. waaw non kii laay tontu. ngir yàlla ak yonent ba. boo demee nga wax sa maire boobu. ma ne ko maa ngi koy nuyu au passage. nu mu tudd Néné Ndiaye maa ngi lay nuyu ci àjjuma ji. yal na la yàlla may jàmm. yow ak sa njaboot ak ñi nga dëkkal ñëpp. waaye dama ne. lenn dafa am. mooy que. gis nga Aliou Cissé ci boppam. moom boo gisee ñuy wax ci moom. parce que déjà benn ci sénégalais yi nekk fi yëpp Sénégal yëpp moo ci ëpp salaire. waaw. moo ci ëpp salaire. 15 millions par mois. waaw coach 2 minutes nga amoon. waaw d'accord moo ci ëpp salaire. léegi nag xam nga lan la. d'accord 30 damay wax benn affaire boo xam ne man contre ma ko bañu ma ko. mais dama ne doxalinam ni muy liggéeyee. moom laa d'accordul. jërëjëf ñu fàttali leen juste Aquaterra mooy ndox bi nga xamante ne moom moo ñuy gunge ci suñu émission bi waaw naanal coach dama la ciy jox beneen secret Fatou Diouf Faye yow laa koy wax ak Fanta Suguna ñun ñi nga xamante ne dañuy diw des fois nga am lee mu xaw a compact trop nga bëgg ko diluer mélanger ko jëlal Aquaterra bi benn bouteille nga def ko ci sa diw muy góor comme muy jigéen def ko ci sa yaram dina rafetal sa peau dina ko noyal macha allah wane leen ko ci mu naanal ndox mu sell te fii lañ ko defaree ci réew mi suñu doomu réew mi ñoo ko liggéey. On va marquer une toute petite pause musicale daw ba régie Charles kañ nga may bàyyi ayca. Du 15 au 28 février si bépp magasin Auchan profitez leen si promotion poulet teral bu amul fenn saa yoo jëndee blanc de poulet wala émincé de poulet ñu wàññil la 20 ba 25%. jëlal sa poulet teral mariné ko ba bu baax def say brochette yu saf wala togg ko ni mu la neexee poulet teral rek moo ko mën ak teral dangay togg si bànneex yekk si bànneex ak poulet teral lekk lu sell te neex te du ànd ak benn coono teral ñoo ko bokk. alhamdulilah ñu amaat mbégte bu baax a baax ànd ak yéen ci seen ñaareelu partie émission ba tey bokk na ci rubrique bi ñuy am muy mode islamique ak Fanta Suguna invité mi yegg si na dañu koy bàyyi mu dalal ko wala ñu dem ci Fatou Diouf Faye mu dalal invité am ba pare ñu ñëw Fanta Suguna nga xam ne dañuy wéyal Fatou Diouf ñu bàyyi la nga dalal sa invité mu nuyu mbokk téléspectateurs yi. alhamdulilah maa ngi lay fay. di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp.
jërëjëf Serigne Cheikh Ndaw ci kanam Serigne Cheikh Bassir Ndaw ci kanam tuuti ñu yaatal ci mag mu baax mi ngi fas yéene waxtaanee laata loolu ñu bàyyi Fanta Suguna moom it mu dalal ganam Fanta. waaw Fabel ma dalal ki nga xamante ne mooy sama invité. moom sax du fi gan nag waaw ñëwoon na fi oustaz Ñambe Ñang ñu ngi koy nuyu oustaz nuyul téléspectateurs yi lii seetaan. aoudu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. asalaamaaleykum waa téléspectateur Walfadjri maa ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu Serigne Cheikh di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu ñëpp macha allah. Fanta nga indi waxtaan bu am solo tey ñu fas yéenee waxtaanee nga ne ñaaw njort. alors ñu bàyyi la nga wéyal. waaw oustaz dañuy laaj ba xam ndax jullit bi war naa mun a toog saa su nekk rek di ñaaw njort ci moroomu jullitam. en tant que oustaz. waaw maa ngi nuyoo waat di ziar bu baax. di jiital nuyoo bi nag suñu kilifa. alxaaji Mouhamadul Amin Ñang bu muhaajir wal ansaar di suñu xalifa bu famille Tafsir Ibrahima Ñang yëpp. di nuyu itam waa maam Salif Mbeng yére bii ma sol sama sang moo ma ko jox. macha allah muy soxna muy xalifa Mbeng di doomu xalifa bi macha allah ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw Fanta andi nga lu am solo muy wàllu ñaaw njot. ñaaw njot moom defe naa ni mën naa ni sax métier la léegi. mën na ni métier la waaye yàlla wax na ci aaya bu dee waar ni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu yàlla nee na ba ngeen bëggee xam bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi nee na ñaaw njot ci la bokk te ñaaw njot nag li muy jur dafa bare ñaaw njot dina jur féewaloo ñaaw njot dina jur yàq der dina jur jëw te yooyu yëpp baaxul dina la pousser sax ba ci fenn wax loo xam ne amul lépp ñaaw njot dina ko andi yent yàlla Suleymaan alayhi salaam la doxoon si digganteem ak Balqis la reine de Saba bokk na ci ñaaw njot léegi rek xaaj Maodo moom la doon waxtaane yónni xeeb na sax yónni nit keroog picc la yónni muy hudhud picc bu ñuy wax Moussa Njuburi keroog moom la yónni jox ko lettre ndax ñaawoon na njott ni yaakaar Suleymaan day ñëw pour jël nguuram mu yónni ko ni ko demal joxal ma ko lettre bi bu fekkee nguur rek la bëgg mën naa ko jox alal ba mu doyal ak la ca xew yëpp ci gàttal waaye daal Fanta ñaaw njott nekk na jikko joo xam ni baaxul te bare na lu tas léegi réew mi ñaaw njott boo demee ba ci biir aaya bi sax yàlla mi ngi naan ayuhibbu an ndax bëgg ngeen yéen ñu jël néew boo xam ne seen mbokk bu ñu tëral sang ka di ko waajal jullee nga ñëw di dagg ci yàpp bi mal deytaali di ko lekk xam nga loolu ci déggin sax dafa ñaaw mu ni fakkaritumoo loolu sax ku ko dégg yàlla sax avant ñuy tontu yàlla tontu na ni loolu dafa ñaaw nekk na loo xam ne rafetul te nag jëw dégg ngeen li ci yàlla wax waaw jëw dafa mel na ngay dagg yàpp nit di ko lekk loolu la jëw mel kon ñaaw njot mën nañ koo méngale ak jëw mën nañ ko méngale ak jëw parce que ki ngay ñaaw njot dafa mel na agent secret booy yónni waaw renseignements généraux yi ngeen di gis Fanta Oustaz Ndiambe kaay xoolal ma Fanta ci lan la nekk Fanta fu muy dugg li muy xëy est-ce que Walfadjri la jëm nangam yaa ngi ñaaw njot mais aussi dina andi féewaloo ndax yàlla nee na wala tax bu leen féewaloo seen diggante ndax ki ngay ñaawal njot yaa ngi koy andil mbañaan tey boo nee Fanta suivre ma ko ci lan la nekk damay ñëw ci Fadel Fadel ba Fanta fii lay liggéey ba mi ngi ñëw par heure Fadel bu fekkee am na loo xam ni mën na ko yàq ci si Fanta mën na wax loo xam ni macha allah yow yaa koy wax loo bu dee soppeem la dañ la Fanta de jàmbaar la wax dëgg yàlla première heure mooy njëkk ñëw fii lay toog def liggéeyam na mu ware bu ko defee li ci xew yëpp yow mi nga xam ne yaa yónni woon si ngay mën a am résultat waaye nag balaa ngay am résultat fekk na yow féewaloo nga nit ñi parce que daa si xam noonam daa si xam soppeem te góor gi alxaaji Tijaan dafa daan wax ni rahimallahu alayhi ñu ngi koy ñaanal barki démb loon anniversaire am ak suñu sœur bu ñuy ñaanal tey soxna Penda Ñang yal na yàlla beesal seen yërmande ak yaa su ñang mu ni nit koo gis ak ku mu mënti doon nee na am na ñaar ñu la seq ñii dañ lay bëgg ba yomal xiyaam ñii dañ lay bañ ba yomal xiyaam ñi la bëgg ba yomal xiyaam lu baax rek la ñuy wax ci yow boo doon naan sàngara sax dañ naan kii diw ku baax la dafa juum rek waaye ku baax la waaye bu fekkee ku bon la nag ku la bañ nee na boo doon wàcc kaamil chaque jour 1000 kaamil dafa naan ngis solde moo tax mu koy def waaw nee na nag ñaan ñooñu boo leen xamee
yow da ngay rafetal parce que toujours dama koy faral di wax ñun doon am chance ñun xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas nee na ñun ñoo gën ci xeet yi nga xam ni jaar nañ fi ndax xeet yi bari nañ yàlla jox ñu téere bi gën a ci téere yi muy alquran zabur injil téere yent yàlla Moussa Isa yooyu yëpp jaar na fi mais ñun téere bi nu yàlla jox mooy alquran yàlla jox nu yonent bi gën ci yonent yi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni nag lii charte ñi nga xam ni bokk nañ ci xeetu Seydina Muhammad mooy taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar di digle lu baax waaye te nekk ca nag booy digle sangu day fekk nga sangu ba pare wa yanhawna anil munkar di tere lu bon foo toll di tere lu bon. ni tere lu bon oustaz dañu gis ni ay ca Fanta loolu maanaam ñaaw njort bi Fabel ci ñun rawatina ci ñun jigéen ñi la gën a bari tey ji nii bërëb liggéeykaay ba bërëb même ci biir xew yi sax da ngay gis nit ñëw toog rek ñaaw njort ne kii mi ci man la nekk wala mu ngi may jëw yu mel noonu dañ ko gis daal dafa bari daal ci jigéen ñi. dëgg la xam nga lu ko waral mooy ñàkk gëm yàlla rek. xam nga yàlla dafa wax ci alquran ni wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha amul benn mbindeef bu wàcc ci kaw suuf lu dul dafa wàcc ak wërsëgam. toujours dama koy faral di wax ma ni Sénégal ngay gis. ñu añ ba suur naan seen njar. naan seen boisson teg seen fruit teg seen ataaya ba pare naan réew mi neexul. réew mi kañ lay neex li koy waral mooy ñàkk gëm. parce que boo nee diw day bu sañsee man lay toppandoo. diw li mu def tey man lay gaaral xamoon naan bu ñu dajee ci xew bi lii la may kii man lay moo tax mu dem ab bi moo tax mu dem lépp. déjà yaa ngi jural sa bopp ñaaw njot yaa ngi jural sa bopp bàkkaar parce que yaa ngi wax loo xam ni dara wóoru la ci te nit lépp lay wax ne la wóor te al muslimu man salliman muslimuna min lisaanihi wa yadihi alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni julli dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mucc nañu ci làmminam ak ci bëtam ak ci loxoom d'accord oustaz may faral di dégg ñu naan am ñaaw njort am na fu mu baax mag ñi dañ koy wax ci diggante lu ci mel ni wayjur ak doom kilifa bu nekk ci biir këram nee nañu baax na des fois nga ñaaw njort ci njaboot gi amaana dina la permettre nga mën a di bàyyi xel ci yu baree bare wala ñaaw njort fépp la bone waaw moom ñaaw njort foofu ak fen lan mën yemale foofu seen àtte léeg-léeg nga dégg ñu naan fen am na fu mu baaxee wala fen buy defar moo gën dëgg buy yàq fen moom fen la rek waaw yàlla nee na bu leen fen parce que booy jàng xam-xam sax liñ lay njëkk tere mooy fen wa yaxrumu alkazibu wala xiibatu ñëw wala namimatu yi si topp jëw ak rambaaj ak te yooyu yëpp fen moo ko gën a garaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ndax jullit dana naan sàngara dafa ni waaw jullit dana rey nit mu ni waaw jullit dana njaaloo mu ni waaw jullit dana fen mu jógaat toog ni jullit du fen mu ni jullit du fen wax ko ñetti yoon ndax li mu foor baat bi ni mu foore ci moom te nit buy wax loo xam ne du dëgg ci moom am na ñoo xam dañuy janoog sa xol am nañ nit yàlla yoo xam ne sax yàlla may na leen dañuy fen parce que Serigne Cheikh waxoon na ko nee na nit dina fen ba ñu bindal ko bàkkaar ni kii fenkat la boo xam ni fu mu romb rek dañuy tëj seen bunt parce que fen baaxul li muy yàq foofu doguma la dama dégg oustaz Adi ñi ngi koy nuyu bu baax a baax ak oustaz Assane Diouf ci waxtaanu jeudi ci guddi yi ñuy def muy guddi àjjuma yi la dernière fois oustaz Assane di ko laaj mu ne ko ci jëw am na nit noo yàqee daram nee na mu wax néew buy dox ñoom ñooy yem ci kaw suuf néew buy dox ci kaw suuf des fois nga waxal nit loo xamante ne Fanta nit danaan jàkk seen la ngay ñëw rek mu ne noppi leen ñu ngi ñëw te amaana xamalu la dara amaana nekkul ci yow amaana te juste ku nit a jug rek bëgg a yàq waxal la loo xamante ne yàq na sa àdduna waaye lépp rek yooyu yëpp bu xewee man dama naan da ngay jël lépp rek teg ci suñu loxo borom ndax moom rek moom mën a àtte dëgg la xam nga jëw dafa grave maa ngi nuyu waat xaaj Lamine Ñang di ko ñaanal ndax tàggat nañu ci diine li góor gi taxawoon yëpp defe naa sëñ bi war nga ko dégg alxaaj Mouhamed Lamine Ñang macha allah di nit ku baax koo xam ne xaala la xaala rasul yal na ko yàlla dolli jàppale sëriñ Birahim Ñang rek tey ci loolu lay waxtaane ci jaar góor gi macha allah suñu mag ndax benn baatu jëw yeneen mi nee na moo gën foor fanweeri njaaloo benn baatu jëw rek nga wax benn nit loo xam ni nekkul ci moom Aïcha mës na toog ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu toog di waxtaan ba mu yàgg benn waaye romb sol abbaaya Seydina Aïcha ni waa ji day abbaayam bi rafet na waaye daal li ko yàq mooy dafa cëkk tuuti waaw bu ko mënoon wàcc nag ba suuf defe naa mooy dàqati
yenent bi daal di ko woo daal di ko dóor ci gannaaw mu ni ko waccul mu waccu muy deret mu ni ko lii bu fanaanoon ci yow Aysa safara nga jëm waaw jëw benn baatu jëw moo gën a fort fanweeri njaaloo nit di xoolal njaaloo li mu grave te it bi si des mooy maanu oustaz bala ngaa jàll foofu xam nga yaa ngi may wax jëw Aïcha xëy na la mu wax sax am na mais dafa am ñaari jëw daf ci am jëw boo xamante ne da nga cee jug pour yàq deru nit ki pour yàq nit ki am jëw boo xamante ne xëy na nit kee ko def sax nga waxtaane ko ñaar yëpp benn baaxu ci wala am na lu ñu mën a waxtaane xam nga moo tax dañ ni dégg ni teel rek ni damm la nit du loo gis rek wax ko yent yàlla Moussa ci gàttal dafa ñëw ci yàlla ni ko dama bëgg nga wan ma sa maanu yow yàlla lan mooy maanu yàlla ni ko demal ci taatu garab gale da nga xool ci teen bale loo gis rek mooy sama maanu yent yàlla Moussa laqatu di xool teen bi ñu jékki benn waaye ñëw yëg ci benn fas yor benn saaku wàcc naan ci teen bi ba pare daw ak fasam waddal fa saaku bi benn xale ñëw di naan si ndeke saaku bi xaalis moo si nekk xam nga mbengeen xam naa mbeng la sant rek ñëw di naan rek fekk saaku bi rek daal di fëkk saaku bi daw talatul naan ñu tuuti rek benn silmaxa ñëw di naan di làmbaatu waajale yàlla tàggat ko xel mi dem ci saaku bi mu wëlbati ko di ko jël si ñëw fekk silmaxa bi di làmbaatu mu ni ko waaw kokkal mu ni ko dimbali ma waay waa ji ñëw poñe ko di ko sama xaalis laa bëgg ndax man ak yow ak yàlla rek ñoo nekk ci àll bi kenn nekk fi silmaxa bi ni ko yow yàlla la indi maa ngi bëggoon ko ma dimbali ma naan mu ni ko sama xaalis génne paaka ni ko boo kiiwul sama joxul sama xaalis dinaa la silmaxa bi def kaf waa ji def dëgg mu daal di ko rey mu dem yent yàlla Moussa yàlla ni ko génnal li mooy sama maanu Moussa ni ko ah yàlla tey de boo doon nit la ma ni juum nga tey def nga erreur tey waaw moo tax te yow nag laa taaxasu sinnatu wala nawmun lahu nelawoo sax gémmantuwoo sax bay nelaw te gis nga yëpp yow xam nga ne xale bi moo sàcc xaalis bi waaw xale bi paa bi innocent la ndax deful dara yàlla nag ni ko moo tax alaysa allahu bi ahkamil xaakimin ëllëg yowmal xiyaam am na ñetti attekat ñëpp naa leen attewaat moo tax atte dafa garaaw ñetti attekat yi ba nag ban la ñetti attekat mooy koo xam ni xam na dëgg waaye dëgg ci bal bi du wax dëgg koo xam ne xamul dëgg ba pare toog ci xam dëgg ba pare toog si ñëw naa fekk Fanta ma ni ko man dama rey nit te xam naa ni rey naa nit Fanta ni ma naa ci fexe ba génne la ci jox ma temps ma génne la yàlla neen bu ma ko àttee dinaa ko tëj dinaa ko bëggal am koo xam ni xamul dëgg di àtte dëgg waaw xamul la xew mais dégg na ni client am na problème ma ni ko jëwal ñëwal gaaw ma génne la sinon bu ñu taxawul du baax moom xamul li xew xamul la xew wax a wax ba ñu génne ko yàlla ni alaysa allahu bi ahkamil xaakimin kooku dinaa ko attewaat te bu ma ko attee dinaa ko pini ki xam dëgg nag tey atte dëgg mooy nekk ci dëgg mooy ñetteelu atte waaw yent yàlla Moussa nag yàlla ni ko gis nga nag sama atte nag lii moo sama maandu nii la gis nga xale bii jël saaku bi xaalisam la jël si maanaam ndonoom la parce que bi mu juddoo papaam dafa fekkoon muy waajal génn àdduna mu dajale alal ji yëpp jox ko góoru silmaxa bi booba silmaxaagul ni ko xale bi bu màggee joxal makka ndax mooy si ndonoom paa bi nag mel na ñangeen rek di ci noos ba xaalis bi des loolu yàlla muur bëdi mu yónni waajooji borom fas bi sàcc la mu ñëw sàcc xaalis bi yàlla tàggat ko ci teen bi mu waddal ko fa mu yónni xale bi mu ñëw jël si alalam nonom kon xale bi sàccul kon noonu innocent la ca kanamu sunu borom sa kanam gis nga yàlla waaw ñun nag li ñu gis rek la ñuy àtte waaw su ma ko fekkee woon tey ji dama naan xale bi sàcc la loolu ngay wax da nga naan xale bi mën nga ko rey sax waaw léeg-léeg nga gis moo tax dama koy faral di wax léeg-léeg nga gis groupe buy dàq sàcc fekk na am nañ koo xam ne ci groupe bi def na loo xam ne buñ ko xamoon daanu bàyyi sàcc bi te dàq ko moom daan bàyyi sàcc bi topp ko moom la ñuy topp parce que li mu def moo gën a garaaw tey jii mën naa tuumaal nit ñu koy àdduna bi yëpp di ko gis nga li xaw ci wàllu Sonko bi ñëpp ngi koy coow yàlla xam te ñun am na ñoo xam ne sax bàkkaar yi seen bàkkaar na multiplier na si Adji Sarr bandi la nii nangam mais Sonko dafa ñàkk fayda Sonko lii ak maanu xamuñu lu xew Sénégal dañu war a maanu te yàlla nee na réew bu ñu maanuwul bu ñu teguwul si yoon dinaa leen andil zilzaliya naa andi turabiya naariya maa iya yooyu yëpp ñàkk maanu moo koy andi ci réew
maanaam naa leen andil tremblement de terre dinaa leen andil lakk-lakk gis nga cantine yi ñaata yoon ngay dégg ñu naan dëkk marché sàngam mi ngi lakk ñàkk maandu rek te ku nekk boo gëmoon yàlla gëm ni sa wërsëg bu la fekkoon sa biir néeg sax dana la fa fekk nga sabam lu ko teg ko ci yoon yàlla andil la ko waaye foofu oustaz est-ce que loolu njiit amu ci responsable bu mag bu boo xamante ne mën na ko ci jouer Fanta parce que bu ñu demee ba déglootuñu njiit bu ñu demee ba njiit bu waxee ñu ne kilifa yi sax waxul dëgg bu ñu demee ba njiit bu waxee ñu jël waxam tegee ko ne le alors seen responsabilité foofu lan la xam nga yent bi dafa ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk sàmm la te ëllëg yowmal xiyaam ku nekk daan la laaj noo sàmm fal imaamu raa'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi imaam bi sàmm la ca ña muy jiite ëllëg yowmal xiyaam daan ko laaj nam doon sàmme wal mar'atu ra'iyyatun fi bayti zawjiha jigéen sàmm la ci kër jëkkëram te ëllëg daan ko laaj nam doon sàmme saanaam ku nekk ba ci président de la république ku nekk daan la laaj nan nga doon sàmme te bu ëllëgee xam nga Sénégal nag li ko indi mooy parparloo yi dafa bari nit ñi ku ciy wax rek waxoo ngir li ñu naan intérêt personnel intérêt général duñ ko wax mukk intérêt personnel rek la ñuy wax te bari na féewaloo yuy indi yooyu moo koy indi moo tax nit ki looy wax rek waxal rek te yàlla tax góor gi daa war na wax ni booy wax te yàlla tax yàlla dina la teral juróomi teraanga kenn du ci mën dara dina la teral ci àdduna kenn du ci mën dara dina la teral ci àllaaxira teraanga àllaaxira mooy fa ñuy jugé doo ko fekke am na nitam yoo xam ne daf leen teg ci benn taatu garab rek malaaka ñëw rek ñu sëgg rek mu naaw dugg àjjana danañ ko yàlla defal amiin yaa rabbi dina la teral may la àjjana dina la wan jëmmam ji dàq àjjana ndax àjjana lu mu neex gis yàlla moo ko dàq waaw tey jii boo demoon ñeseen Medina Baye gis xalifa bi moo lay dàqal wallaahi waaw waaye boo gisee xalifa bi itam boo toogee xalifa bi rek sa xel dal wallaahi kii sama taalibe la maa ngi koy gërëm loolu mooy moo gën a neexati waaw moo tax yàlla gis ko lu mu neex gëm yàlla gërëm la moom moo fa gën a foor la wa ridwanullahi al akbar waaw ngërëmu yàlla moo gën foor yëpp moo tax il faut ku nekk jël responsabilité réew mi ñu teg lépp ci yoon fa tabarakallahu Fanta mu mel ni andi nga thème bu am solo ñaaw njortu mën nañu wax ni actualité la ndax xam naa ne ñi koy dund bari na ñi koy dund bari na loolu Fanta bari na loolu nit a ngi dox ñi di dem rek mais doxul ak conscience tranquille doxul ak sagom doxul mi ngi dundaale loo xamante ne moox yàlla rek a ko xam te dara waralu ko rek lu dul gis nit rek dafa waaw jalousie dafa am benn cas buñ ma ci mës a nettali ci yëfu àdduna la sax nee na dafay génn ak benn waay xaritu waa ji ñëw ci suuf naan ko yow looy doyee kii donc bi mu ko waxee ne ko yow looy doyee kii xanaa mënoo maa xool ndaw si daal di retourner dem ca waaja ne ko diw de nee na lan laa lay doyee waa ji moom it ñëwaat ci xale bu góor bi ne ko lan moo tax ngay dem ci sama coro di ko wax lan laa koy doyee sama relation ak moom sa yoon nekku ci daal di ñu xaw cee discuter à partir de foofu waa jële fu ndaw si rombati ku mu toogal bu jógee mu ne ko moytu ko de làmmiñ bi day dem ku mu toogalati su jógee mu ne ko bu rombee sax mu wax ci moom loolu dem nag ba nga xamante ne ndaw si ku ko xool sax doo bëgg wax ak moom wala ku ko séen sax doo bëgg wax ak moom et pourtant xoolal fi mu déparé voilà xoolal fi mu déparé mu nekk lu doy waar loo xam ne ñun ñu bare ñu ngi koy dund ci yeneen i façon ci yeneen i anam oustaz dëgg la loolu mooy andi féewaloo mooy li ma wax sànq rek boo jàngee ay ba mu jeex yàlla la mu mujj wax mooy ñaaw njort boo ko defee da ngay indi féewaloo ndax nit léeg-léeg mu ñëw wax la ci loo xam ni lépp boo seetee 15% rek moo ciy dëgg waaw li ci des yëpp du dëgg bi si des mooy itam diggante nit ak nit 15% sax bari na sax dangaa baax rek yaa ngi fi parce que lu ma déggee ma ni 15% ñoom bu ñu ñëwee dañuy gërëm waa ji ndeysaan moom sax dafa baax waaye lenn rek moo ko yàq boo demee mais daal foo ko dégg baaxul. mais waaw mais. te nit ki nag mënta ñàkk si. nit ki mënta ñàkk si parce que nul n'est pour cent. nul n'est 100%. wallaahi nul n'est parfait wallaahi nul n'est waaw parfait. nit koo gis am na loo xam ni. défaut bi nekk ci yow li nga xool ci nit ki. ci lu bon ba wax ko ci moom buñ ko seetoon ci yow gis ci lu ko mooy li ma wax sànq da ngay gis ñuy dàq sàcc. te ñooñu dàq sàcc bi am na koo xam ne def na loo xam ni buñ ko toppoon daanu bàyyi sàcc bi dinañ bàyyi sàcc bi di ko kii bu ko def mooy itam mooy nañu yéeneente jàmm ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axi maa yuhibbu li nafsihi
kenn si yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul li mu yéene boppam yéene ko moromam. ñu ni yàlla kan mooy dugg àjjana mu ni laa tadxulul janna xataa tuuminu du ngeen dugg àjjana mukk lu dul da ngeen gëm yàlla waaye walan tuuminu xataa taxaabu du ngeen gëm yàlla lu dul da ngeen soppante wóolante yéenente jàmm bu ko defee ñëpp nekk ci jàmm ñëpp am jàmm macha allah. jërëjëf yàlla na nga ko am yàlla nañu ko am jàmm jooju yàlla na ko Sénégal am. Fanta Suguna ñu jaajëfal la bu baax a baax waxtu bi xoj nañu dañu doon war a jël yi rek di ziar rek ñi nga xamante ne mooy fi mu nekk ci fondation Kër Rasoul di leen ziare ci àjjuma gi Amina Rasoul maa ngi koy nuyu bu baax a baax Fabel waaye di jaale bépp imam boo xamante ne yaa ngi yeewoo HLM mooy sunu Bilal Pa Birane Diane mi génn àddina barki démba maa ngi koy jaale rawatina imam Mansour Sall ndax ñëw na fi ba tàyyi wax dëgg yàlla chaque vendredi ki génn àddina saa yi ma taseeg moom naan ma maa ngi leen di suivre yàlla na leen yàlla jàppale saa su nekk wax dëgg yàlla maa ngi koy jaale bépp waaye bu yeewoo HLM ñi ngi leen koy jaal di ziyaare ki nga xamante ne moom laa nekkal Fatima Ndiaye maa ngi koy ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. jërëjëf Fanta Suguna yow it ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ay ku baax la ku jàmbaare la ku yaru la macha allah donte am na yu muy def ci suuf mais bàyyi ñu wax yar gi rek tey sëñ bi ñaanal ko nag mu am borom kër bu baax a baax non sëñ bi tey du ñu rek ci foog mu ñaanal ko day ñëw waay ñaanal ko ñaan leen de na ñëpp ñaan rek ñaan leen ñaan jot yomb inshallah yàlla na bu ñëwee it yàlla na doon sa njiglaay yàlla na doon li gën ci yow Fanta Suguna des fois nga xëcc dara mu ñëw te du gën mooy yàlla na gën yàlla na gën wax nga lu am solo am na solo yow moom xam nga da ngay nëbbatu yàlla na gën saa déedéet ci yéen lay foree rek yeneen ti moo ko wax léegi la ñuy dem Charles léegi la ñuy dem moom sama nopp bi la nekk sonal ma loolu jëlal ay Aïcha ñu yegsi ci rubrique bi ñu waree yaatalee suñu rubrique royuwaay muy Fatou Diouf séeréer bu xees ma bàyyi la nga wéen yaatal ko Aïcha ni ñu ko waxee woon sànq rek ñuy waxtaanee ci Mame Baye Niass gannaaw suñu invité di Serigne Cheikh Bachir Ndaw nuyoo donc ñuy bëgg wax ci Mame Baye bu ñu ci waxee dañu wax fànn bu ne koo xamante ne niveau national comme international surtout donc Serigne Cheikh Bachir Ndaw ñu goon xam ci gane àdduna Mame Baye Niass mel ni ci 15 ci weeru rajab la gane àddina bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultani alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u almazid alhamdulillahi allazi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat wa salatu wa salamu ala khayri bani adnan wa radiyallahu an as-sahabati alladhina azalluna bi zillil iman wal ihsan man shammaru an saqin fa ballaghu ma wa'aw fahtadu bi nurihim fariqani ridwanullahi taala alayhim ajmain wa baad ayuha almushahiduna alkiram fi telfazati walfajri yalamu annahu kaana wala yazaalu lillahi ibadan radiallahu anhum wa radu anhu wa kullama laha hilaalu shahru rajab yuzakkiruna bi iddati ni'am azbaqaha allahu alayna wa min atakallumi ni'am an tala alayna qirsu shamsu almaarifatu billah man sawa saddu taro miyahu almaarifatu billahi fa iza miyahul maarifatu billahi tatadaffaq fi anabibi salikin wa anhaaruha tatamawaj fi sulalati almutaattishin wa zilaluha yatasarrab fi sarayin alharisin fa asbaha sahariju almaarifatu billahi tantaqilu min huna ila hunaka litash'ili qawanis an-nur wa diya fa huwa Cheikh Ibrahim Niass ibnu alhaaji Abdullah alkawlaxi radiyallahu anhuma wa adama zill dawhatihima wa qallada zikru talatihima amin huwa xamrul xalaal wa xadiisul jamaal wa manzarul jalaali wa damirul kamaali wa taaju rijaali wa shamsul zawaali wa xuruuful ijlaali wa suuratul anfaali wa marmal aamaali alsaadiqil aqwaali alxasanul afaali almubiidul lilmaali almunqizu min addalaali sayyidu saadaati wa misaabu darajaati wa lubbul xadaraati alxaadiru ma allahi
fi saairi al awqaati al muraqibu lahu fi muxtalifi altajaliyaati alzakiru li rabbihi fi jamii alxaalaati alsaajidu almuqtarib fi kulli laxzatin min laxazaati alaalam alallaamatu alaarif wa zillu zalil alwaarif walxabibu almuhib alhaadif walmuhiitu alxadamtam aljaarif wa saqiyu almictaa algaarif walraafi alsaajid altaa'if walmuhibu alraaji alqaa'ifu almajidi bilminani wallataa'ifi wa binnawaadiri walsawaadiri walmacaarifi wa bima fi arxaami alkutubi walsaxaa'if ayuha almushaahiduuna alkiraam ñu ngi nuyu mboolem ñu ñuy seetaan gannaaw bu ñu sante yàlla yàlla mi nga xam ne ci màggaayam ci la lépp di matee nit mën nga bëgg waaye bu soobul yàlla dara du mat ci portale bi ma def léegi